Lama ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm ci li ñu recevoir ku ne xam ne fan yi moom ku ñàkk jot nga lool ñu lay gërëm encore ñu bàyyi la nga nuyoo ko internet yi. waaw Babacar maa leen di nuyu gannaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm samay ñaari waajur di leen ñaanal barsàq ba ñu ne yàlla na leen gënal fii ak ñañ fa fekk ak ñeneen fay fekk si di nuyu ñëpp di nuyu waa réew mi yëpp c'est Ibrahima Mbodj Lamarana comédien. Lama say début c'est vrai que du jar ñu si xóot lool mais nit ñi ba tey am na ñoo xam ne bëgg nañu xam Lama parce que depuis très longtemps gars yi ñu ngi dégg Lama mais très rarement lañu gis Lama muy expliquer un peu ci dundam lu tax loolu pourquoi réserve boobu am si Lama. waaw c'est-à-dire man dama bëgg sama vie privée toujours ma koy denc bon du ma ko dugal ci sama métier donc depuis ma nekk ci carrière bi loolu laa def loolu laa fas yéene donc dugaluma ci daal ci sama liggéey sama vie privée dama ko teg de côté parce que mënul ànd donc en matière de culture ak art bi ngay def ak acteur bi ak vie privée c'est diamétralement opposé. tey sa carrière yaa ngi ci combien d'années. sama carrière mënuma la wax combien d'années peut-être 30 ans wala juste 29 yooyu daal exactement waaw. Say début nekkoon Daaray Kocc wala. non samay début c'est dans le théâtre populaire fii à Grand Yoff même xale Baye Fall Déggo Wouroussoui ba Daaray Kocc. waaye. après Daaray Kocc nga créé sa troupe et tout. waaw Daaray Kocc nag bi Cheikh génne àddina yàlla na ko yàlla yërëm donc après la sentir ni man il faut ma def sama yëfi bopp. ci laa def sama yëfi bopp ça ne veut pas dire que dama génn carrément génnuma parce que saa yi ma Pape Demba soxlaa su ma woowee dama koy wuyu. bi nga commencé théâtre ba keroog nit ñi la gën a ràññee. ba lay collé turu Lamarana bi. ba tey fii nga yem nii tey boo doon def benn résumé ci diggante boobu sa carrière naka nga koy jàngatee. waaw positive ak bànneex bu rëy parce que c'est pas donné à n'importe qui ngay bëggal ay doomu aadama. donc man su ma ci yàlla boolee ci ñu mu sàkk pour ñuy bégal doomu aadama yi ci suñu wàll di wàllu cosaan dama ci am mbégte bu rëy laa ci am waaw su ma delloo ginnaaw mbégte rek laa ci am waaw. tey benn point boo xam ne nit ñi xamuñu ko si yow te man muy lu ma leer Lamarana formé na ay nit ñu bare lu tax du ñuy toog di dégg Lamarana kon si yenn affaire yu mag a mag yi. waa xam nga. comme ni nga ko waxee dañu xamante macha allah donc liggéey nañu ay yoon fekkee nga lu bari ci sama carrière fekkee nga aussi lu bari ci ay nit yoo xam ne tàggat naa leen lu tax duñ ma dégg ci ay yu bari dama jàpp sama ñàmbur dama doon nit koo xam ne luñ ma boolewul bokkuma ci wàllu àddina samay waajur dañ ma ci yar bi ma demee Daaray Kocc ñu fekk fa Cheikh Tidiane Diop encore une fois yàlla na ko yàlla yërëm mu yar ñu ci loolu maanaam daal loolu laa xam loolu laa màggee ci laa ne. luñ ma woowul bokkuma waaw donc je préfère vivre ma vie discrètement waaw lu mu gën a am sutura loolu laa gën a préféré waaw ne serait-ce que pour respect aussi aux gens qui te suivent nit ñi nga xam ne ñu ngi lay suivre di la bëggee di la safoo franchement parler dafa am respect bu ñu leen war a jox donc nit ku nekk nag am nga sa benn côté bu lëndëm mais lépp rek man damay préférer def ko ci sutura ak dignité waaw. koor gi c'est bientôt tey nga nekk nit koo xam ne yaa njëkk a taxaw fii ci Sénégal jouer sketch su koor muy daw ci biir weeru koor tey ay milliers de doomu aadama di la ci toppandoo. qu'est-ce que ça te fait. plaisir mbége ndax sos leen commencé ko nit ñu fekk ci la ci bu baaxul woon duñ la ci fekk si. yow mi ñoo ko sosandoo donc am na année boo xam ne yaa assuré tout le début yaa assuré woon en 2007 6 yaa assuré woon partie technique donc ñu liggéey bu rafet bi tey créé woon ko ma njëkk ci joué moo doon artiste comédien bu ko njëkk def ci Sénégal donc bu nit ñu ñëwee di ko def bëgg laa ci am bëgg contentement bu rëy mais aussi ñoom it nañu jéem a xool li ñuy def ñu rafetal ko tuuti parce que wax ji bari na aussi voilà waaye. mais c'est man en fait très rarement laay mas a gis laay dégg nga gis artiste comédien bu toog surtout si bu ñu waxtaan ci affaire koor parce que léegi gars yi léegi je sais pas benn moment lañ ko def boo xam ne bu excès théâtre kat yëpp dañ naan seen moment la xam nga ñoom ak oustaz yi dañuy giita ngaas
gars yi comédiens yu mag yi ñu bëri di si wax mais très rarement laay dégg ñu wax histoire bi wax fu mu jógee ñu taxaw ne lii Ibrahima Mbaye Sopé Ibrahima Mbodj Lamarana moo ko njëkk a def te lu tax loolu pourquoi ñu lay ignorer ci loolu noonu. waaw xam nga àddina moom am na ñu xam historique gu dara am ñoo xam ne xamuñu te ñoo ci gën a rëy làmmiñ am na ñu xam dañ soxor ñun ay sénégalais la ñu xamante nañu am na ñoo xam ne pour toog sax ci média tudd sa moroomu artiste sax iñaane nañ ko ñu tudd ma ça ne me fait rien ñu bañ maa tudd ça ne me fait rien yàlla tudd na ma yàlla defar na yàlla moo ma lancé donc loolu mënuñu ko dindi ilaa yow mi diin Ibrahima Mbodj Lamarana moo fi njëkk a def koor mënuñu ko dindi ci Sénégal ku ma tudd alhamdulilah ku ma tudd li sant yàlla amul problème. mais est-ce que du après benn instant théâtre bi moo ciy perte nañ dem ba histoire théâtre daf ñuy réer ndànk par ndànk comme ni ñu cinéma bi réeree. waaw bon bu ñu réeree c'est parce que ñun dañoo am manque d'organisation de notre part aussi loolu moo ñu gën a indil jafe-jafe moo ñu gën a aussi indil benn retard boo xoolee situation théâtre pardon fu mu toll actuellement donc y a pas de problème donc de toutes les façons li may lancer appel mooy commencer ko ci man ñun ñëpp ñu commencer amaat organisation bu ñu mën a def ba mën a tegaat affaire bi ci raay bi waaye. tey ki nga xamante ni mooy di Rouba Seye kooku mën nañ ne pur produit Lamarana la. tey bu ñu ko rendi woon Lamarana day faatu est-ce que loolu mën nañ ko lu ñu mën a firndeel la. waaw bu ñu nee pur produit de Lamarana dama naan non parce que mi ngi jaar ci loxo sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jaar ci loxo Ibra italien Rouba Ibra italien moo ko formé Mor Dieng cassette yu mu njëkk a def Tafa Ndaw moo ko doon produit di ko réaliser man dama ko dab ci carrière boobu am lu ma yokk mais du pur produit de Ibrahima Mbodj Lamarana Rouba Mor Dieng Ibra italien moo créé woon troupe fii Grand Yoff formé bépp si côté seen côté ñoom bépp artiste comédien ak comédienne bu bokkoon ci Ibra italien tey li nekk ci ñoom moo ko def ci ñoom. mais nga liggéey moom ay at yu bëree bëri. waaw liggéey nañu nag ay at yu bëri xëy na carrière am na lu ma ci yokk am na lu ma ci def am na lu mu def ci sama carrière aussi waaw koor gi biñ koy njëkk a démarrer wax naa ko ci benn site internet barki démba bi tey bi ma woowee ñu waxtaan mu ni ma naa def sama casting bopp ba ma waxee rôle bi expliquer ma carrément sama jabar nu mu war a mel moom laa gis man maa dem wax ko présenter ko bi tey ba nuñ koy liggéeyee ak yow tamit nga jàpp ci ak bi tey ni ma Babacar moo koy def ñu jàpp ci liggéey ko donc loolu moom lu am la waaw. ki nga xam ne moo di buur géwél sa jibi sa loxo la man ci yow laa ko xamee muy lu yàgg ci yow laa ko mës di xamee depuis 2006 ba ni ma koy mujjee gis. waaw et kooku sa élément la. waaw suma élément la woon mais xam nga aussi ba tey comme li ma wax rek plaisir la tey mi ngi ci benn site internet di ci liggéey lu rafet nit ñi apprécier ko ci théâtre am na ba ma leen di xam mook Thiamas ñu ngi ci biir. amuñu woon ku leen gunge man maa leen gunge xam nga tey boo waxee li nekk ci ñoom maa ko def rek man du ma bëgg du ma bokkaale ak suñu borom wala may dendaloog moom parce que nit doomu aadama lu nekk ci moom rek yàlla moo ko def ci moom xëy na damay yokk rek quoi. voilà ci man la ko yàlla jaarale donc ba ci fa mu nekk donc ba ma ña fa nekk bañ ma laajee dama ni leen ku am talent la ngeen koy doyee boo leen ko joxee mën na ko. tey yàlla dogal mu nekk foofu muy site internet bi mu nekk muy Sénégal donc yooyu yëpp ça me fait plaisir sant yàlla la bu baax a baax waaw. sa beneen élément aussi peut être bu ñu koy lim du jeex. muy Ziapo. nga tonton Libaas vraiment muy assuré fan yi at yi yëpp ñu nekk. tey qu'est-ce que ça te fait nga xool gis sa élément yooyu yëpp. plaisir parce que ñooñu ñëpp dañoo jaar samay loxo ma gis ci ñoom talent ma pousse leen. ñoom it ñu doon ay booy yu dal booy yu calme booy yu yaru booy yu ma déggaloon moo tax ñu am li ñu am donc yooyu yëpp mbégte bu doy waar boo xam ne li may def vraiment dépassé na mbégte bi donc sant yàlla la parce que tey c'est pas donné à n'importe qui ay nit jaar ci loxoom ñu am fu ñu àgg am lu ñu mën
donc c'est pas donné à n'importe qui man su ma ko yàlla defalee damay sant yàlla bu baax te saa yu ma leen gisee damay kontaan damay am fierté surtout ni nga koy waxee ni yow xam nga ko nitu dëgg nga xam nga ko di ko wax am na ñeneen ñu ko xam di ko wax damay daje ñoom ci mbedd mi ñu ma koy wax donc fierté la ci man waaw. Lama c'est vrai que li ñu soxla woon si temps yëpp mënuñu ko am si yow parce que vous êtes trop occupé juste Lama benn question rek boo xam ne bëgguma mu rëcc ma fooru Lama lan la sa foor lan la. si lan. c'est-à-dire que loo xam ne xëy na mi ngi si yow mu wóor na yow lii bis boo tey boo doon mbëru làmbu boo jàqee rek mu ngi indi teg. question bu difficile nga ma laaj. sama concentration. waaw man su ma amee assez de concentration rek jeex na waaw. Lama physiquement dafa tuuti. mais booy liggéey ak moom mën nga commencer 5 heures du matin ba minuit du sonn. énergie boobu fu mu jógee. waaw parce que saa yu may def liggéey damay préparé wu ci sama xel ba pare damay noppalu bu baax damay récupérer bu baax avant may démarrer liggéey damay lekk bu baax aussi lépp mi ngi ci récupération par exemple tey boo ma ne woon mois bii di ñëw préparer nañ tournage bi dañuy def tournage def 1 mois instant bi laa koy commencer préparer ci récupération ci xel bu dal ci lekk bu baax pour am énergie pour bu ñu attaquer liggéey bi ak heure bu ñu ko mën a attaquer nag damay dem ba jeex loolu dafa nekk ci man xaw ma mais dafa nekk ci man mais daal liggéey moom bala ma koy def damay préparer liggéey bi ba pare ci esprit tranquille ak ci nelaw gu doy féexal sama yaram ba mu dal mu mën a attaquer liggéey bi. Lama ko gaaw a xeex la man fekke naa ay seet yu bëree bëri. noppiwu ma silence noppiwu ma rek Lama sumeeku na xeex. ci pièce yi quoi. dëggantaan man gis naa ba taay ne ni rek Lama sumeeku xeex. waaw non parfois xam nga rek des fois bon du xeex sax mais da ngay wane sa bopp aussi parce que des fois da ngay dal nit di wax nga noppi mu yaakaar ne da nga ragal wala mu yaakaar ne yow dañuy yéeg sa kaw rek jàll man bala may réagir dinaa calme lu yàgg. mais su ma sësee nag damay exploser kooku moom ñu bari ñi ma xam dëgg xam nañ ko ci man te dafa am condition yoo xam ne su ma la ko nangulee nga bëgg a ëlbati ko teg ma beneen condition boo xam ne da ngay ree ba tas damay exploser loolu moom amul sax demal ma ñëw mais ñi ma xam nañ ne ku dal la dinaa dem nag dinaa calme ba sës du ma gaaw réagir dinaa calme même boo ma ñëwoon tey saaga man day léegi damay calme damay dal calme ñu wax expliquer. où est le problème pourquoi nga saaga ma bu fekkee maa tooñ ma jéggalu fekkee yaa tooñ nga jéggalu mais nag dafa am fu mu yem voilà. Lama tey boo doon citer benn regret boo am si théâtre ban lay doon. regret non parce que xamul tax man lu may dugg rek damay sóor lépp lu may wax ak nit it damay sóor lépp. awma ci regret même su ma ko ci amee du ma ko wax aussi parce que voilà ça fait partie de la vie day neex mu naqadi nga dajeeg nit am ci moom confiance mu décevoir la nga dajeeg nit ñàkk ci moom confiance fekk kooku mooy nit ku baax ki loolu yëpp day am si àddina donc mais man nu mu ñëwee rek noonu laa koy recevoir yi. bébé mooy le régisseur général moo ko yor moom it muy suñu boss bu booy bu normal booy bu bien booy bu am yërmande booy bu baax. donc tey su ma amee occasion ñooñu xajal ma ci cinéma ak ku ci mel ni Pape Mbodj ñooñu ñëpp grand yooyu am ci ñun confiance jox ñu dugal ñu ci benn partie sant yàlla la daf ñuy dugalaat beneen expérience quitté wu ma monde bi ma nekk muy téléfilm ak théâtre sur scène quitté wu ma ko c'est que dama dem fële pour gën a am expérience liggéey fa aussi parce que ñaari partie yëpp mun nga ci liggéey malgré maa ngi préparé ay produits pour téléfilm. waaw naka nga gisee production ba nga xamante ni kii moo ko def la notre acteur. kii bi mooy bi ngeen di liggéeyal. Omar Sy waay ngeen baal ma Omar Sy boobu moo ko def tey mu nekk benn sénégalais boo xam ne. nekk un tukulóor bon teint. juddoo Pikine yaroo fa màggee fa dem Europe aussi nekk fa ba tey mu ñëwaat. représente nekk benn icône bu mag a mag ci àdduna bi yëpp. waaw tey boo ko xoolee lan ngay gis. fierté dañuy fier parce que xamul tax génnul xeet ba tey boo nekkee ak moom nii da ngay fier parce que
sénégalais la mu gëm Sénégal gëm ay mbokkam aussi nekk nit ku humble nit koo xam ne ku oyof la ku neex a liggéey ak moom xam nga donc tey fierté la ma liggéey ci film boo xam ne moo doon acteur principal Philippe Godot un grand réalisateur réalisé ko donc c'est mooy li may faral di wax si ba donné à n'importe qui ngay dugg ci dimension boobu te bi mu duggee cinéma yàggul donc nga agsi si niveau boobu donc lu rëy la ci man lu gën a yokk tax mooy gën a góorgóorlu ci li may def waaw ci monde téléfilm théâtre sur scène ak monde aussi cinéma mais fierté la ci man ma liggéey ci ak Omar Sy nekk ci même plateau di ko servir en plus hein ba pare jouer ci aussi silhouette donc dans le film donc tu vois donc fierté la ci man waaw bu rëy expérience bu mag sax waaye bu rëy. parlons politique Lama mi ngi ci ginnaaw kan wala kan moo nekk ci ginnaaw Lama ci politiciens yi. xam nga tey bu njëkk ba mënoon nga wax ni maa ngi ci ginnaaw diw ci politique mais tey politique bi dafa jax soo kenn comprendrewul kenn xamul exactement situation bi lan la mais bu nekk ci ginnaaw nit di nekk rek ci ginnaaw Khalifa Sall laay nekk parce que du carrière bi dañu bokk dëkk Grand Yoff man ko Grand Yoff laa dëkk Xaar Yàlla commune Grand Yoff Xaar Yàlla bokk ci mu bokk ci ñi ma yar sama xale da ko fekkee daan ànd ak sama grand frère Pathé Mbodj di politique parti socialiste sama pap nekkoon membre parti socialiste samay grand frère mu gis ma màgg sama carrière commencé fii ci Grand Yoff mu teg ci bëtam mu fonk ma lool nag jox ma cër damay nekk ci ginnaaw politicien ci ginnaaw Khalifa Sall laa nekk parce que mënuma ko fi bàyyi di dem di nekk ci ginnaaw keneen xalaatuma ko sax waaw je suis Grand Yoffois j'habite à Grand Yoff même bu ma bokkuloon Grand Yoff mais le fait que tey bu duggoon fii léegi bu taxawoon ci mbooloo séen ma daf may joxañ ne kooku bàyyi leen ko mu ñëw donc buy dem ci ginnaaw di am te dem ci ginnaaw am na ci Khalifa Sall laay nekk ci ginnaawam. qu'est-ce que ça te fait tey nga gis ko ñu jugé ko tëj ko ñu bëri jàpp ne injustement lañ ko tëj. waaw xam nga man duma gaaw a wax injustement wala dara parce que dossier boo xam ne àggoo fa xamoo ko mais ci ni ma xamee Khalifa laay wax koo xam ni vérité la lay wax boo ko mësaan ñëw wax ko ni ko dama bëgg li dala naan defal lu leer bindal lu leer déposer nangam. bu leeree mu am bu leerut du am xam nga kooku donc am na détail yoo xam ne man duma ci xuus lu sori mais lépp rek suñu borom gis na xam na yàlla fi nekk xam na ndax leer na wala leerut yàlla xam na ña nekk foofu ca dossier ba xam nañu leer na wala leerul mais man tey su ma toogee fii naan dañ ko jàpp parce que leerul lu ma ci leer lu ma ci wóoru def na deful mais en âme et conscience man ni ma ko xamee ah gëw ma loolu man xam bi ma ko xam gëw ma ko. tey boo amoon benn ñaari ñaan yoo xam ne bëgg nga ko ñaan président de la République Macky Sall nan lay doon ñaar. li may ñaan président mooy mu delloo ci xelam mu toogaat mu dal tëj bi bari na xaw ma nag coow li bari na. maa ngi dégg nit ñi dañuy manifester wu kenn du fi manifester wu réprimande yi bari na ñu delloo seen xel xam ne am na ñu fi nekkoon dama mës a dégg kenn mu ne ancien sëriñ rek nga dul dégg ancien xalif waaye ancien président am na ancien ministre day am donc na delloo xelam ci ginnaaw ne am na ñu fi nekkoon teeru jóge nañ fi daf fiy jóge donc li may wax rek mooy tey parce que man ci wàllu politique bi dugaluma ci sama bopp lu bari pour ay information parce que da lay indi ay werante day indi ay wax yu bari am na information yoo xam sax maa ngi ko yëgee ci
village si région yi parce que moment yi mi ngi ma fekk ci région yi donc tellement que doo am temps wu informé wu parce que si tu te lèves à 4 heures du matin nga duggaat hôtel ay 22 heures 23 heures tu n'as pas le temps de s'informer non et puis information politique léegi mooy li ma wax yàqu na nit ñi coow li bari na histoire bi yaa jël lii jëluma lii kii génn na fii duggaat na fii ñu amee média bi te au finish Babacar ñoom ñooy toog bokk benn table di naan café kon léegi kan la ñuy nax peuple bi man peuple bi laay lancer appel pas eux appel bu leen peuple bi ci laa bokk man je suis avec le peuple donc man suñu bopp la ñuy lancer appel ñu xam lan moo ñu arrangé ak lan moo ñuy jariñ ëllëg ñu wéeru ci loolu laay lancer peuple bi appel. Lama ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax lan nga bëggoon wax te jotuma la ko laaj. Bon man moom en général li ma bëggoon wax bon li may wax rek mooy ñu delloo ci xel yi xam ne rëj ji jaru ko. ñun artistes comédiens yi aussi ñu nekk benn yenente jàmm man damay wax toujours ni média du ñëw rek ma naan diw dama jubóog moom wala diw damay nekk ak moom wala damay dem fii du ma wax yooyu du ma fenn parce que ñi ma xam toog di ma seetaan dañuy xam ni diw mi ni ma wax du dëgg jaralu ma ko ci àddina bii am na ñoo xam maa ngi diggante ak ñoom am na ñoo xam ne peut-être du ma diggante ak ñoom dinaay daje ak ñoom des fois ci yenn milieu yi maanaam mooy li ma wax rek je suis un peu réservé parce que sama nature la te fu coow bari man damay reculer waaw donc moo tax sax di gën a yokk tax nit ñi gëñ ma gis loolu la parce que werante bi bari na série bii moo mën bi ñii ñëw mën bi man du ma dugg ci détail boobu moo tax donc li may wax rek mooy nañu ànd ak dal te ñaan yàlla Sénégal jàmm am fi jàmm dafa am puso boo xam ne mag ñi dañ ñu ko bàyyeel soo moytul ñu ñoo ko mujjee nag soo moytul mu réer man damay toog ñu naan maam Maodo lim fi ñaan d'accord ñaan na maam borom Touba waaye ñun ñu ngi koy bëgg a yàq de ci def bu bon ci waxin bu bon ñu ngi koy bëgg a yàq nag ci cadre boobu ñooñu bañ fi nekkee dañoo jël puso bi di daan ci ñaw lu rafet di ci ñaw ci diine ji di ci ñaw ci diggante mbokk mais ñun puso boobu ñun dañ ko remplacer ak lañ set dañuy xotti rek fu mu gën a ñaawee ci jëfin nu mu gën a ñaawee ci waxin amatuñ ci kersa ci média yi ci site internet yi dans les WhatsApp jigéen ñi exhibé wu lu waay neex def lu waay neex wax donc puso boobu réer nañu lañ set lañ ko remplacer donc nañu dellu si waat ci xel yi te jëlaat puso boobu fas yéene ñëw te xam ne bu ñu ñëwee jàmm rek lay indi ci Sénégal te jàmm jooju ñun ñoo ngi ci biir ñun ñëpp koy bokk li maam Abdou daan wax radiyallahu taala anhu gaal gi nañ ñaan mu mucc ëmb yëpp mucc mais bu fekkee damay ñaan mën naa mucc ak sama ëmb te maa ngi ci biir gaal gi mënul nekk kon nañ ñaan rafetal ñaan jàmm defar jàmm dindi yu ñaaw teef yi dindi ko jéem ko raxas jéem ko wàññi waaw loolu daal lancé appel la di gërëm nag samay mbokk samay xarit la commune de Grand Yoff di ñaanal Khalifa Sall fa mu ne yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko fa mu ne génne ko ci jàmm ñi fi nekkit yor nguur gi yàlla na yàlla delloo si seen xel ñu ànd ak dal defal leen jàmm am nañu ay projet yu baax yàlla na ko yàlla àggali muy intérêt réew mi di gërëm samay goro sama soxna samay doom di gërëm sama famille fi ma fekk nii di Mbodiène donc suma kër papa ak yaay di gërëm samay mbokk yëpp di gërëm samay am di jàmm yëpp di gërëm peuple Sénégal yëpp ak internet yëpp ñu nekk bitim réew yëpp di leen gërëm di leen sant voilà merci